يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah le Tout-Puissant, prière et bénédiction sur le dernier des envoyés, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et sur tous ceux qui suivent leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères et sœurs en islam, en s'interrogeant sur le statut du Coran dans la vie du musulman, la première réponse qui nous est donnée est que c'est un guide pratique. Quiconque le suit à la lettre aura une vie heureuse ici-bas et dans l'au-delà. Allah le Très-Haut dit en ce sens: c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Sourate 2, versets 2 et 3. Dans le verset 120 de la même sourate, le prophète a reçu les avertissements suivants: ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dis, certes, la direction d'Allah est la vraie direction. Mais si tu suis leur passion, après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni secoureur. Frères et sœurs en islam, le verset cité plus haut montre que cette guidée du Coran n'est profitable qu'aux gens pieux. Qu'est-ce qu'alors la piété et qui sont ces gens pieux? Pour Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, la piété se définit par la crainte du Tout-Puissant, la mise en pratique de ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le contentement du peu que Dieu nous a comblé en termes de biens et la préparation pour la mort ou la rencontre du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. À propos de la crainte du Tout-Puissant, comme il se doit, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, en commentant le verset suivant, où les gens craignaient Allah comme il se doit, Ibn Mas'ud dit que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala s'accomplit en trois choses. La première, c'est l'obéissance par la soumission à ses commandements. La deuxième chose, c'est le rappel constant de sa divinité pour ne pas sombrer dans l'oubli. La troisième est la reconnaissance des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Quant à la mise en pratique de la révélation, Ibn Ashir rahimahullah ta'ala précise qu'elle doit se faire dans la conformité intérieure et extérieure à la loi divine. C'est d'ailleurs les deux conditions de validité de tout acte d'adoration. La conformité intérieure renvoie à la soumission du cœur qui veille que l'acte soit exclusivement voué à Allah subhanahu wa ta'ala et dénué de toute ostentation. Et la conformité extérieure renvoie à la manière de faire du prophète alayhi salatu wassalam. En résumé, les gens pieux sont ceux qui se prémunissent du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala en agissant conformément à sa volonté subhanahu wa ta'ala. Frères et sœurs en islam, les pieux sont les alliés d'Allah sur terre et dans l'au-delà. Quiconque craint alors son Seigneur, il lui donnera une issue favorable dans ces situations difficiles, lui accordera sa subsistance par des moyens inattendus et il mettra de la facilité dans toutes ses entreprises. Par ailleurs, la piété a des répercussions sur la société. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certes accordé les bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Sourate 7, verset 96. Ce verset met en évidence la relation qui existe entre la piété et la notion de développement. Un autre enseignement sourd de ce verset, c'est que c'est les conséquences néfastes du péché, de la désobéissance généralisée et de l'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a proposé en parabole une ville. Elle était en sécurité, tranquille. Sa part de nourriture lui venait de toutes parts.
Sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Puis elle se montra ingrate envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui fit alors goûter la violence de la famine et de la peur en punition de ce que les gens faisaient. Sourate 16, verset 112. Frères et sœurs en islam, la piété est aussi la meilleure provision pour le voyage vers l'éternité. Ceux qui s'en approvisionnent ici-bas seront les bienheureux lors du jugement dernier, les bénéficiaires du sauvetage d'Allah subhanahu wa ta'ala lors de la traversée du pont, et ce sont eux les héritiers du paradis. Yaghfirullahu lana wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. buñ dee xool ci alquran da ngay gis ne ci tàmbali ni suratul baqara sun borom subhanahu wa taala mi ngi wax ne alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. mu ne dhalika alkitab téere boobu nga xam ne moom lañ yor di alquran la rayba amul benn sikki sàkk bi ci nee ni ci borom bi subhanahu wa taala la jógee. fihi hudan nekk na ci njub lil muttaqin ñeel ñi ragal yàlla subhanahu wa taala. kon téere boobu mbokk yi suñ ko toppee comme ni mu waree danañu woon fan la ñuy teg suñ tànk ba am texe fii ci àdduna ak àllaaxira te amul beneen jub amul benn yoon woo xam ne mën nañ cee jaar te yegg ci texe àdduna ak àllaaxira lu mooy lii nga xam ne loolu la yàlla subhanahu wa taala wàccee. kon yàlla subhanahu wa taala dafa préciser ki ne téere bi njub bi muy doon ak la muy leer leer lu jëriñu lu mooy ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla subhanahu wa taala, parce que dafa ne hudan lil muttaqin ñeen ñu ragal yàlla subhanahu wa taala. kon mbokk yi lan mooy ragal yàlla subhanahu wa taala ak ñan ñooy ñu ragal yàlla subhanahu wa taala? ragal yàlla, Ali ibn Abi Talib dafa wax ne bu ñu waxee ragal yàlla mooy alxawfu min al jalil, mooy ragal borom bi subhanahu wa taala. alxawfu min al jalil wal amalu bit tanzil, ak jëfee li nga xam ne loolu la ñu wàccee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy alquran ak sunna. wal qanaatu bil qalil, ak nga doyloo as tuut li nga xam ne yàlla subhanahu wa taala loolu la jox ci wërsëg. wal istidaad li yawmi rahim, ak nga waajal bis bi nga xam ne ci ngay dellu ci sa borom bi subhanahu wa taala mooy bis yawmal qiyam nga waajal ko. ibn Mas'ud bi yàlla subhanahu wa taala ne yaa ayuha alladina amanu ittaqullaha xaqa tuqaatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun, moom nee na ragal yàlla dëgg-dëgg ni mu waree mooy an yutaa fala yuxsa, maanaam ñu topp yàlla subhanahu wa taala te bañ koo moy. wa an yuzkara fala yukfar wa an yuzkara fala yunsa, mooy ñu koy fàttaliku saa su ne te bañ koo fàtte. wa an yushkar fala yukfar, ñu daal di ko sant ci xéewal yi nga xam ne moom la ñu defal, waaye ñu bañ a weddi li nga xam ne mooy xéewal yooyu nga xam ne loolu la ñu defal. kon mbokk yi ci tënk taqwallah mu ragal yàlla subhanahu wa taala, wala ñi ragal yàlla subhanahu wa taala mooy ñi nga xam ne ñooy wattandiku mbugalam ci jëfee ay digleem ci nam ko bëggee ak bàyyi ay tereem ci nam ko bëggee. ni yàlla subhanahu wa taala bëggee nag ñu jëfee ay digleem mooy ñu teg ko ci ñaari mbir. bi ci njëkk mooy jëf ji na doon loo xam ne dañuy kennal yàlla subhanahu wa taala, dañuy wéetal yàlla subhanahu wa taala ci jëf ji te sellalal ko ko. yàlla subhanahu wa taala mi ngi wax ci xadisul qudsi mu ne ana aghna shurakaai ani shirki, man maa gën a doylu këñ ma bokkaale ci jëf bi nga xam ne lañ ma bokkaale ak moom. man amila amalan, képp ku jëf ci yéen aw jëf, ashraka fihi maaya gayri, mu daal di ma bokkaale ci jëf jooju ak keneen wala leneen, taraktuhu wa shirka, danaa ko bàyyi ak li nga xam ne loolu la ma bokkaale wala ak ki nga xam ne moom la ma bokkaale, ndax kooku dana am li mu koy fayee. te li wér mooy kooku du am li mu koy fayee, parce que kooku ci boppam dafa aajowoo payoor. beneen bi mooy ñu sellalal ko jaamu yàlla gi.
maanaam du ma julli si ngir ne su ma ñëwul ñi ma nekkal daañu xam ne man du ma julli ci aljuma. mbokk yi sellal boobu koor moo ñu koy jàngal ndax bu fekkente ne julli nit ñee taxoon ngay julli wala réputation nga tax moo tax ngay julli bu koor ñëwee di nga am problème. boo wooree di nga laqatu di lekk di naan parce que koo waxul ne woor na wala wooruma kenn du ci xam dara mun ngaa laqatu di lekk di naan kenn du ci xam dara kon sellal koor daf ñu koy jàngal. waaye ci weeru koor boobu am na lu ko bàyyi xel bu fekkente ne nee nañ nga koor dafay wàññi graisse wala koor day faj nangam nga ne kon naa profité ci weeru koor bi ànd ak doomu aadama yi ànd ak nit ñi ngir ma am wér gu yaram. te loolu nekk sa yéene boo deful ndànk loolu kese ngay am ci koor ak xiif ak mar parce que wa innama li kulli mri'in ma nawa benn jëfkat du am ci jëfam lu dul lam ci yéene. kon faw koor gi nekk comme ni ko yonent sallallahu alayhi wa sallam waxee imaanan wa ihtisaaban non seulement dafay tegu ci gëm yàlla subhanahu wa taala waaye aussi dafay doon loo xam ne lañ ci yéene mooy sàkku ngërëmal yàlla subhanahu wa taala lañ ci yéene mooy yaakaar payoor ci borom bi subhanahu wa taala. ñaareel mbir mi ci li nga xam ne loolu la ñu war a teg jaam yàlla gi mooy yàlla subhanahu wa taala dafa bëgg su ñuy jëfee ay digleem mooy ñu def ko ci anam bi nga xam ne noonu la ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale parce que njub gi nekk ci alquran moom la tànn mu jox ko ba pare defal ko garantie boobu mu ne képp ku ko topp di nga jub wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko toppee kii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ngeen jub. kon ñaari condition yooyu noonu la yàlla subhanahu wa taala bëggee ñu jëfee ay digleem ni yàlla subhanahu wa taala bëggee nag ñu bàyyi ay tereem mooy ñu bàyyi ko ci jamono bi nga xam ne ñu ngi ciy toll jamono ji nga xam ne ñu ngi ciy toll mën nañ koo def amul benn contrainte daanaka bu dox suñu diggante ak jëf gi lu mooy suñu xel mi nga xam ne mi ngi ñuy yedd bi ñu naan yàlla subhanahu wa taala mi ngi lay gis mi ngi lay dégg. kon mu bañ a doon loo xam ne comme ni ko ñenn ñi di waxee maanaam nga doon def benn bàkkaar boo xam ne nga dem ba mën soo ko def nga lottu koo def di naan boo gisee ñi koy def wala nga dégg ñi koy def day naan ba ma ciy toll woon wala ciy su démb doon tey loolu dafay wane nit ki tuubagul bàkkaaram. kon yàlla subhanahu wa taala ni mu bëggee ñu bàyyi ay mbiram mooy jamono bi nga xam ne ñu ngi ciy toll mën koo def waaye suñu conscience yedd ñu wax ñu ne yàlla subhanahu wa taala mi ngi lay gis mi ngi lay dégg. kon muraqaba boobu di fuglu sa borom subhanahu wa taala fépp foo toll mooy tax nga bàyyi ko xel ba nga mën a wattandiku li nga xam ne moom mooy mbugalam nga mën a bàyyi ay tereem daal di ko gën a jege. parce que yàlla subhanahu wa taala mooy kenn ki nga xam ne noo koy gën di ragal rek nga koy gën a jege. noo koy gën di ragal rek nga koy gën a jege par exemple gaynde boo koy ragal da nga koy sori da ngay daw da nga koy éviter waaye yàlla subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne liñ koy gën di ragal rek ñu koy gën a jege moom subhanahu wa taala. mbokk yi ragal yàlla subhanahu wa taala dafa am ay meññet dafa am ay meññet ak ay jeexital ci doomu aadama ak ci société bi bu fekkente ne ci nit ki la yàlla subhanahu wa taala nee na wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuquhu min xaytu la yaxtasib képp ku ragal yàlla subhanahu wa taala yàlla subhanahu wa taala dana ko defal ab génnuwaay ci bépp xat-xat bu mu dugg te dana ko wërsëgalee fépp fu mu ko yaakaarewul dana ko wërsëgalee fu mu ko xaarewul mu tegaat ci ne wa man yattaqi llaha yaj'al lahu min amrihi yusran képp ku ragal yàlla subhanahu wa taala dana ko defal ab jàppandi ci ay mbiram lépp lu mu dugg daal di sotti moo tax benn woykat daal di wax ni walastu ara saadata jama maalin walakin attaqiya huwa saidu mu ne man nekkuma di gis ne dajale alal ju bëri alal ju dul jeex mooy texe mooy honneur mooy teddaange déedéet ci tedd dëgg-dëgg ki am honneur ki texe dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne moo ragal yàlla subhanahu wa taala mu ne ndaxte ragal yàlla subhanahu wa taala wa taqwallahi xayru zaadi duxran ragal yàlla subhanahu wa taala moo gën ci yóbbal yi képp ku ko faggu dootoo ñàkk ba faw kon ragal yàlla dangay gis ne li mu jural nit ki kon yow mi nga xam ne yaa ngi sàkku xam-xam wala ci leneen
na nga làmbool li nga xam ne moom mooy ragal yàlla subhanahu wa taala làmbool ragal yàlla subhanahu wa taala parce que ci ragal yàlla subhanahu wa taala ngay amee xam-xam fattaqullaha wa yuallimukum ragal leen yàlla mu xamal leen boo bëggee yàlla subhanahu wa taala yombalal la yoonu xam-xam te sa xam-xam doon li nga xam ne mooy li am barke la mu jural la li nga xam ne mooy teddaange dignité ak honneur boole ci ragal yàlla subhanahu wa taala parce que lu mooy loolu jëriñu la tus bu fekkente ni yow sa xam-xam da nga koy jëfandikoo ci da nga koy wëlbati ni mu la neexee ngir naxee ci doomu aadama yi ngir manipuler ay doomu aadama wala lépp li ngay def mooy def ay lënt ci seen biir bopp ba duñ comprendre li ngay def donc loolu Cheikhul Khadim nee na xamoo tus Cheikhul Khadim nee na kuy doxalee noonu xamoo tus al ilmu maa aksaba xashyata al alim xam-xam dëgg mooy bi lay yóbbee ci ragal yàlla subhanahu wa taala wa man xalaa minhu fa jaahilum mulim képp koo xam ne ñàkk na ragal yàlla boobee ak lu mu xam-xamam lu muy bëri bu ñàkkee ragal yàlla subhanahu wa taala mu ne kooku ab jaahil bu réye ngoo ko te koo xam ne dañ koy yedd sax walladi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afna al fununa kii nga xam ne ragalul yàlla subhanahu wa taala kenn du ko considéré kenn du ko wax ne borom xam-xam la même bu fekkente ne domaine bi mu nekk fànn bi mu nekk dafa mokkal téere yëpp kenn du ko considéré borom xam-xam lu tax loolu parce que kii tuur lëndëm di manipuler doomu aadama yi ci xam-xamam wëlbati ko ni mu ko neexee kooku mi ngi rey boppam te yegu ko bu fekkente ne jàpp na ne moom moo ci ne muy nax doomu aadama yi ci xam-xamam wëlbati ko na mu ko neexee pour ay intérêt donc kooku mi ngi lor boppam te yegu ko te nag ki nga xam ne dafa xuus ci xam-xam ba loolu fàtteloo ko sa bopp kon kookoy jaahil dëgg kooku xamati moo tax yàlla subhanahu wa taala wax ñu ne wala takunu kalladina nasullah fa ansaahum anfusahum bu leen mel ne ñi nga xam ne dañoo fàtte yàlla subhanahu wa taala mu daal di leen fàtteloo seen bopp mooy ñi nga xam ne boolewuñ benn ragal yàlla ci seen i jëf boolewuñ benn ragal yàlla ci seen i mbir ñu fàtte yàlla subhanahu wa taala ci lépp loo xam ne dugg nañ ci daanaka duñ ko bàyyi xel yàlla subhanahu wa taala nag fàtteloo leen seen bopp ñu yaakaar ne ñoom ñoo ci ne keroog buñ duggee ci biir bàmmeel la ñuy xam ne ndekete ñoom xamuñ woon dara xamuñ woon tus mbokk yi ragal yàlla boobee am na ay jeexital ci li nga xam ne moom mooy société bi aussi jóge nañ ci doomu aadama bi au niveau individuel te loolu da ngay gis ne bu nit ki saxoo ci li nga xam ne moom mooy tudd yàlla subhanahu wa taala surtout ma istighfar donc loolu dafay yóbbi nit ki ci li nga xam ne moom mooy ragal yàlla parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis mu ne man lazima al istighfara jaala allahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli diqin maxrajan wa yarzuquhu min xaytu laa yaxtasib muy tënk li nga xam ne mooy taqwallaahi lan lay jural doomu aadama képp ku ragal yàlla subhanahu wa taala képp ku taqoo istighfar maanaam ngay tuub di dellu sa borom saa su ne yàlla subhanahu wa taala dana ko defal yombal ci lépp loo xam ne mi ngi ci dugg bépp xat-xat bi nga xam ne dugg na ci yàlla subhanahu wa taala dana ko wutal foofu noonu dana ko amal foofu noonu génn waay te dana ko wërsëgalee fu mu ko yaakaar bu fekkente ni au niveau sociétal la ragal yàlla subhanahu wa taala dafay jural ab dëkk naataange yàlla subhanahu wa taala nee na law anna ahla alqura amanu wa taqaw la fataxna alayhim barakatin min alsamai wal ard walakin kadabu fa axadnahum bima kaanu yaksibuun yàlla subhanahu wa taala nee na ñu nekk ci dëkk yi waa kaw suuf bu fekkente ne gëm nañ dëgg-dëgg gëm te ñu ragal yàlla subhanahu wa taala comme ni mu waree mu ne kon dinaa leen wërsëgale ci asamaan ak suuf xéewal yi danay tawee ci asamaan di balle ci suuf kenn dootul xiif kenn dootul mar ragal yàlla boobu da ngay gis ne yàlla subhanahu wa taala daf koo lëkkale ak benn mbir mu am solo dafa ne walakin kaddabu waaye ñoom biñ jotee ci xéewal yàlla subhanahu wa taala danoo weddi xéewal ba la taxoon yàlla subhanahu wa taala jox leen xéewal boobu mooy ñu jaamu ko ñu sante ko ci ñoom defuñ ko ci mu mel ni waa Makka te yàlla misaal bi dana ñëw incha allah loolu mbokk yi koor daf ñu koy jàngal weeru koor daf ñu koy jàngal daanaka foo tourné da ngay gis ñuy organiser ay ndogu daanaka day amul kenn koo xam ne dana woor ba ngoon jot te amul lu muy dogee même bu fekkente ne moom ci boppam amul nit ñaa ngi organiser ay ndogu fu ne te daanaka boo ñëwee ci bërëb ndogukaay yi
doo xàmmee ki am ak ki ñàkk. parce que lu tax loolu ñi nga xam ne ñoo am ñoom la yàlla subhanahu wa taala may askut ñoo génnee seen bos di ko partagé ak ñeneen ñi loolu di wane solidarité bi nga xam ne moo dox ci diggante jullit ñi. loolu nag kii nga xam ne mooy génnee alalam di ko partagé ak ñeneen ñi kooku du caagin ni dafa am lu mu sentir ci digganteem ak boromam subhanahu wa taala parce que dafa am lu mu yaakaar ci digganteem ak boromam subhanahu wa taala moo tax muy génnee alalam di ko bokk ak ñeneen ñi ba doo xam ne ki am ak ki ñàkk. loolu bu fekkente ne mi ngi wéy donc léegi tey kenn du xiif kenn dootul mar loolu leçon bu am solo la lañ ciy jël. te kooku aussi ki nga xam ne mooy génne alalam na xam ne loolu wàññiwul dara ci alalam comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee maa naqasat sadaqatun min maal sarax bi ngay génnee jox ko miskin wala alal bi ngay jox jël dimbalee ko sa mbokk jullit loolu wàññiwul dara ci sa alal bal au contraire daf koy setal te dolli ci barke yow ci sa jëm bopp dafay setal sa xol laabal sa xol génnee ci li nga xam ne moom mooy matérialisme. mbokk yàlla subhanahu wa taala mi ngi joxe misaal mu ne wa daraba allahu mathalan qaryatan kaanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. yàlla subhanahu wa taala mi ngi joxe misaal benn dëkk boo xam ne dëkk bu aaru la bu nekk ci sécurité mutma'inna dëkk bu dal amul grève amul manifestation amul génocide amul révolution amul benn fitna amul benn pression extérieure amul pression terroriste dëkk bu dal la. yàlla subhanahu wa taala nee na seen wërsëg yi fu ne la doon jógee ci gox goxaan yi dañu joxe misaalu Makka gox yu ne lay wërsëg yi di jóge ngir lan ngir ñu sante ko ci loolu waaye ñoom biñ jotee ci xéewal yooyu dañoo weddi xéewal la taxoon yàlla subhanahu wa taala jox leen xéewal yooyu ñoom defuñ ko parce que lan moo taxoon mu jox leen ko fal ya'budu rabba hadal bayt lu taxoon mu jox leen ko mooy seen commerce boobu bu naat yàlla subhanahu wa taala lu tax mu jox leen ko mooy ngir ñu jaamu ki nga xam ne moo leen defal xéewal yooyu waaye ñoom da ngay gis ne biñ jotee ci xéewal yooyu noonu ñoo lànk jaamu yàlla subhanahu wa taala sant wuñ ko ci xéewal te sant yàlla subhanahu wa taala ci ay xéewal mooy donc yàlla ci ay jëf lam la jox nga daal di ko jëfandikoo ci li nga xam ne loolu la sant ñoom bi ñu defee loolu yàlla subhanahu wa taala ne bi loolu amee mu daal di leen mosal ci mbalaanu li nga xam te moom mooy xiif ak mar daal di leen dikkal daanaka seen situation daal di mujj wëlbati loolu dafay wane relation bi nga xam ne moo am ci diggante ragal yàlla subhanahu wa taala ak li nga xam ne moom mooy notion de développement. mbokk yi nañ xam ne mbonte bu tasaaru yàqute bu fës ak ñàkk sant yàlla subhanahu wa taala ci xéewalam loolu li muy jural ab réew mooy toroxtaange kese ak dellu ginnaaw la koy jural. yàlla subhanahu wa taala mi ngi joxewaat beneen misaal laqad kaana li saba'in fi maskanin aaya maanaam nekk na ci waa Saba seen dëkkuwaay yi nekk na ci ay jàngat yu rëy nekk na ci ay kéemtaan yu rëy yàlla subhanahu wa taala lan la leen defaloon daf leen defaloon ñaari jardin de la gauche à la droite jardin yoo xam ne yu naat la daanaka lépp loo xam ne soxla nañ ko ci wàllu dund foofu lañ ko daan jële yàlla subhanahu wa taala defal leen xéewal bu tol noonu waaye la taxoon mu jox leen xéewal yooyu ñoom jëfandikoo xéewal yi ci loolu maanaam pour ñu santee ko ci ñu jaamu ko moom yàlla subhanahu wa taala xéewal yooyu ñu daal di ko jël jaamoo ko yàlla subhanahu wa taala waaye ñoom defuñu loolu dañoo weddi xéewal yooyu borom bi subhanahu wa taala jox leen yàlla subhanahu wa taala lan la def dafa taw benn waame ñëw ndox mu bëri daal di ñëw mu daal di détruire li nga xam ne moom mooy jardin yi bi loolu yëpp jógee foofu mu daal di remplacer garab yi fa nekk ay garab yoo xam ne seen doom yu weex xat la yoo xam ne doomu aadama mënu koo jëfandikoo yàlla subhanahu wa taala nee na loolu dem nañ koo mbugalee ci sababu li ñu doon def bàkkaar yi nga xam ne loolu lañ doon def kon da ngay gis lii nga xam ne mooy ragal yàlla subhanahu wa taala dafa am relation ak li nga xam ne mooy notion de développement waaye mbokk yi ragal yàlla subhanahu wa taala ay meññetam yemul fii ci àdduna parce que ki ragal yàlla subhanahu wa taala mooy am texe àdduna ak àllaaxira
yàlla subhanahu wa taala mi ngi naan inna lil muttaqina mafaza ñi nga xam ne ñu ragal yàlla subhanahu wa taala am nañ texe bu rëy 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 ci seen wetu borom subhanahu wa taala. te ragal yàlla subhanahu wa taala comme ni ko borom bi waxee ci alquran bu ñuy jéggi siraat wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika xatman maqdiya amul kenn ci yéen ci doomu aadama yi ku dul ne dafay jéggi siraat te siraat boobu noonu yàlla subhanahu wa taala dafa ne thumma nunajji alladina taqaw wa nadaru zalimina fiha jathiya ñi nga xam ne ñu ragal yàlla subhanahu wa taala ñoom la ñuy sauver ci kaw siraat ña ci des nag ñi nga xam ne ñu tooñkat yi ñu daal di leen bàyyi ñu muur ci biir safara jahannam yàlla na yàlla subhanahu wa taala mosal kon ragal yàlla dafay tax nit ki bénéficié wu li nga xam ne yàlla subhanahu wa taala noonu lay jàppale doomu aadama jàppale leen ba ñu mën a jéggi siraat waaye aussi ñi ragal yàlla subhanahu wa taala ñooy ñi doon aljanna tilkal janna nuurisu min ibadina man kaana taqiya yooyu mooy aljanna yi nga xam ne ñi koy doon mooy suñu jaam yi nga xam ne moo ñu ragal yàlla subhanahu wa taala te aljanna yooyu mooy dëkkuwaay yu gën a neex dëkkuwaay yu gën a tey amul lu ko gën ci dëkkuwaay yàlla subhanahu wa taala mi ngi naan wala daarul axirati xayr wala ni'ma daarul muttaqin mu ne àjjana bi mooy daarul axira mooy kër bu mujj ga mooy kër bi gën ci kër yi wala ni'ma daarul muttaqin amul morom amul benn kër bu toll moom amul benn dëkkuwaay bu teey ni moom amul benn dëkkuwaay bu gën a neex ni moom yàlla subhanahu wa taala nee na nag ñan ñoo koy am mooy ñu ragal yàlla subhanahu wa taala waaye mbokk yi nañ xam ne kër yooyu la muy neex neex la muy teey la muy neex ci bakkan ak la muy sedd sedd loolu du ci dugg ku dul koo xam ne dafa dugg ci àjjana yi àddina xam ngeen yàlla subhanahu wa taala nee na ci alquran wa liman xaafa maqaama rabbihi jannataan ki nga xam ne moo ragal boromam subhanahu wa taala ñeel na ko ñaari ajjana benn ajjana bi fii ci àdduna la beneen bi fële ci àllaaxira la comme ni ko ibnu qayyim waxee al jawzi afwan ibnu taymiya cheikh al islam ibnu taymiya nee na inna fi dunya jannatan man lam yadxulha lam yadxul jannata al axira mu ne àdduna de am na benn ajjana képp ku ci duggul du dugg ajjana yi yawmal qiyaama ajjana yi àllaaxira loolu mooy ban ajjana mooy xol yi ne muy féexee ci tudd yàlla subhanahu wa taala ci wéetal yàlla subhanahu wa taala wéet bi ñuy wéet ak borom bi subhanahu wa taala di ko tudd di ko kañ à chaque fois ñuy fàttaliku borom bi subhanahu wa taala bañ ko fàtte loolu li muy def cafkay ngëm yàlla bu muy def ci seen xol loolu ni muy neexee ci biir xol mu ne loolu mooy ajjana yi àdduna te kenn ci salafu saalih dafay daal di wax ne innahu la tamurru bi awqaatun aqulu in kaana ahlul jannati fi mithli hada innahum la fi ayshin tayyib mu ne damay toll ci ay instant damay toll ci ay jamono yoo xam ne damay posé wu question ndax li may sentir ci sama biir xol damay posé wu question ma ne bu fekkente ni waa aljanna xéewal bu toll nii la ñuy dund ci seen biir xol féex seen xol yi nii lay féexee ci biir ajana kon ça veut dire que ñoom ñu ngi ci dund bu neex kon mbokk yi ragal yàlla subhanahu wa taala ñu ngi noonu képp ku ko làmbool doo ko rëcc mooy provision bi nga xam ne ku ko fàggu doo ko ñàkk ba faw parce que moom dong moo lay dugal texe fii ci àdduna ak texe àllaaxira lu mooy loolu loo ci mën a jot allahumma rabbana aati qulubana taqwaha wa zakkiha wa anta khayru man zakkaha اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد